taal a ngi ñëw. xanaa am combat. taal daa mel day bëri si de. ça daa mel da nga am combat de. daa mel da nga ñëw pour xeex de. naka mu nekk lépp nice. maa ngi bëggee naka yu tey. naka nga waay gisee. mais nii la waaye gis nga nii la yow tam nii temps la. yaa ngi ci de. nice. waaw. ay ca gaynde. ñëwal kay dal si. bienvenue nigga. yëpp. ah daa mel mat na de. salaamaaleykum sama gars yi wala boog Tarek for the Tarek show you already know concept bu bees ñu def li nga xamante ni mooy dox mbokk wàcc ci terrain bi parce que juste toog ci rajo bi rek doyul doy il faut ñu ñëw jàkkaarloog gars yi waxtaan ak ñoom nekk ci benn cadre à l'aise ñu ngi fii au niveau de Mbao ci studio bu ñuy wax QGS xam nga suñu grand bi Max ñu koy bëgg bu baax fas yéene jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñooy waa Akhlou Brick Paradise salaamaaleykum sama gars yi. maaleykum salaam digital. Here Dayza aka Rijal aka jox ma benn yaa Seydi what's up wala Serigne Sénégal so tur yi bari nañ je peux dire que comme li nga wax rek wërsëg bu ne tànk koy jëli parfois toog rek du ko moom li ngeen def mooy lu nice donc ànd nañ ci concept bi ñu leen di wax soyez les bienvenus what's up c'est Akhlou Brick Paradise. yow Mr. Arala what's up super song maker Serigne King what's up. maa ngi siyaar ñëpp ñu ñuy seetaan tey ci Tal Rek show bi nga xamante ni moo ñëw tey fii léegi nee na toogatul léegi day dox. yeah noonu lay demee show sax ku koy def foog nga dox. yëpp donc tey jii mu ñëw fii ci suñu waañ bi nga xam ne mooy QGS avec Max donc fi nga xam ne fi la ñuy toggee lépp lu ñu yàkkal Sénégalais yi so ñu ngi leen siyaar di leen dalal jàmm bu baax. am na solo Vibe TV Vibe Radio www.viberadio.sn ñëw fas yéene waxtaan ak waa Akhlou Brick Paradise groupe la dañuy wax ay jeunes leen waaye def nañ ay jéego yu bëri ci hip hop galsen ci musique sénégalaise en général bëggoon tey peut-être ñu indi tamit ay leeral ci li nga xamante mooy seen liggéey année bi ak tamit ci lu ñuy dëgmal mooy concert bu décembre bu ñuy jëm ni au niveau de Mbour donc on peut dire les kings de Mbour xam nga Serigne Sénégal ak xam nga sama waa ji noo leen dundee seen année bi parce que année bi 2018 muy waaj a jeex noo leen ko dundee. yow sant yàlla donc dañuy santaat yàlla beneen yoon di wax que ni niñ ko dundee alhamdulilah la parce que bokk na ci année yi nga xamante ni moo gën a fës ci li ñu jot a def ci hip hop moo gën a fës ci li ñu jot a liggéey donc parce que ci année bii nii umpale wuñ ni def nañ ci ay tournée ci année bi génne nañ ci album boo xamante ni album mu génn 2017 mais ci 2018 bi la promotion am def muy ADBD so def naa ni li ci jot a am bari na def nañ ci tournée internationale tournée boo xam ne c'était Paris muy France Italie ak Espagne donc ñu ciy sant yàlla nga xam ni yombul woon donc pour man def nañ ci aussi tournée Sénégal ñaari yoon donc alhamdulilah quoi année bi mu ngi waaj a jeex te balaa jeex aussi bëgg nañ jeexal ko en beauté donc pour man sant yàlla lañ ci mën a wax ci année 2018 bi. jaajëf am na solo peut-être Dayza ñu ñëwaat peut-être ci tournée bi ñetti dëkk ngeen jugee fii dem def ay maanaam li nga xamante ni mooy ay concert maanaam ay événement wu artiste boo xamante ni artiste sénégalais la à l'étranger loolu comment est-ce que ça s'est passé. oh yeah waaw c'était je peux dire yomb na comme dañuy wax rek que ni am na dëkk yoo xamante ni parfois dañ lay gis rek ci net bi wala ñu lay gis rek ci télé bi tey seen rêve mooy one day nga ñëw partager ak ñoom li nga xamante ni mooy ñoom liñ bëgg daal léegi ñu daal di def li nga xamante ni mooy tournée bi on a fait la France on a fait l'Italie idem que l'Espagne te aussi amul benn concert boo xamante ni am nañ ci remords ñu ciy shout out ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ci jàpp ñoo ci nekkoon ak di ko doon ko partager ak ñun et que on a vécu de beaux moments yoo xamante ni nii ci concert yi partager ak li nga xamante ni moom mooy suñu public bi les Sénégalais de la diaspora idem que ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk d'origine foofu noonu juddoo fa ñu am beneen découverte au niveau de ces pays amaat beneen affaire boo xamante ni tey dafa gën a yokkaat suñu expérience musicale à travers li nga xamante ni ci la ñu nekk suba ak ngoon xam ni tamit nekk ci sa local kese tamit doyul car quand on dit un artiste c'est que quelqu'un nga xamante ni nii il doit être actuel et il doit être aussi universel maanaam beaucoup plus célèbre même que son président de la République car loolu moom moo nekk suñu ambition loolu moom moo nekk suñu vision
te on a dû partager ces beaux moments avec un public tellement fidèle, un public boo xamante ni da nga leen di xool rek xam ne ñii ay béykat lañ te aussi pare woon nañ te aussi bëggoon nañ ko ñu ñëw ñoom it massivement ñu partagé ko ak ñoom di ci shout out suñu benn real bro tamit bi nga xamante ni moom mooy Elzo Jamdong fekk nañu fële Zèbre de Belleville ñu daal di fay concert ak moom jouer moom partagé ak moom scène bi di shout out en même temps aussi Ben et le Mireille Band di nuyu ñoom ñëpp nga xamante ni tey ñoo partagé woon li nga xamante ni mooy ak ñun concert yooyu c'est ça. affaire boobu nu mu fa demee da ngeen fa fekk Elzo après bokk ci nu mu demee noonu. waaw mais kooku suñu frère la ñu koy shout out Jamdong so moom bu ñuy bari na même bu dul Europe kase bu dul France même Sénégal sax bu ñuy def suñu concert Elzo day nekk foofu bu ñu moom it aussi buy def concert am Top La Show ñu dañ fay nekk so benn link la boo xamante ni jot na am ñu def aussi benn sound bu tudd Fay Ma Money. waaw yow Fay Ma Money mu nekkoon benn affaire boo xam ne il était trop dispo même son Elzo bi dana la wax mais fu mu toll xam nga donc c'est un gars très positif ñëpp ko seedal ci game bi so ñu def concert bi après dañ ko woo ne ko dañuy ñëw France te defe naa fii sa town li donc après rek mu ne non loolu du yomb so ñuy def concert jouer parce que France dañ lay jox ay heures yoo xam ne moom nga war a jouer après mu ñëw sax ba mu ñëwee après mu dabuwaat ci kaw sound bi donc affaire bu nice gars yi xaar ko fa aussi ñu ngi koy shout out donc affaire bi yombul woon ci moom yombul woon ci ñun mais dafa jékki-jékki rek naturel quoi. Grand Fata aussi. waaw Fata el présidente moom tamit globe trotteur la moom muy fépp moom. Zèbre de Belleville mu ñëw ànd ak ay frères am ñëw ñii naturellement donc yëg na ni Akhlou Brick mooy jouer rek il était là donc ce sont des gars très positifs te du ñoom kase bari na hip hopeurs yoo xamante ni bu leen fa fekkoon aussi dañuy ñëw. mais foofu quand même am na fa dara quoi côté hip hop Galsen par rapport ak yéen li ngeen fa gis li ngeen fa fekk daal sant ngeen ni daal bon am na fa dara quoi hip hop Galsen am na fa dara daal. hip hopeur bu ko fi def di nga am dara parce que boo seetloo ñëpp ay étudiants lañ. boo seetloo France c'est nekkul ay pas ñooy dem di émigrer ji donc ce sont des jeunes donc te jeunes yi aussi ku wax ni bëgguñu hip hop da ngay wax lu la neex surtout promoteurs yi bu ñu defee avec le hip hop ils vont gagner quoi man je pense à ça parce que yombul woon mais da ngay gis ni ay jeunes rek ñoo fi nekk même concert u mbalax boo fa demee ay jeunes nga fay fekk te kon hip hop musique urbaine la te c'est écouté par des jeunes je me dis que ni kon ñun hip hop bi am nañ fa place te am nañ fa public. yaa ngi wax benn moom mooy promoteur bu ko defee yéen nu ngeen ko organiser yéen a ko jëngu xam nga ak seen moyen bopp xam na ni bon instant bi macha allah gars yi ñëwee ak moom xam nga mais waaw amin mais noo ngeen ko organiser dafa am ku leen booké ngeen dem jouer wala yéen organiser dem xam nga am ñoo xam te ñuy foofu sur place ñu organiser leen ko ngeen ñëw jouer xam nga nan fa demee noonu au niveau des 3 dates quoi. donc amul lenn loo xam ne day facile si yow. donc am nañ ci ay partenaires day sa xam ne ci dara donc Wanted Oside aussi liggéey si ak ñun bu baax ñu ngi koy shout out Wanted ak waa Ben et le Mireille Band ñoom tamit liggéey nañ si tu vois liggéey nañ si bu baax a baax ak benn association bu fa nekk boo xamante ni ñoom benn ñoo ko liggéey pour li nga xamante ni mooy côté papier parce que doo nekk fii rek am licence foofu. effectivement pour mun a organiser. donc koy jouer foofu donc ñoom aussi nekk nañ ci en collabo avec ñun. ku ci nekk def ci sa doole après affaire bi mujj mat quoi. voilà comme ni ngeen ko gisee ci image yi xam nga mujj na mat macha allah yomb la parce que saa yi man bu ma gisee image yi ci xam nga ci seen snap yeeg affaire yi ma ne wax sama gars yi te ñu bëri da doon wax ne oui Sénégal mënu cartonner à l'étranger xam nga est-ce que gars yi nekkuñ ci ay salle kërëb affaire yooyu y avait beaucoup de crainte xam nga ngeen def loolu xam nga mu nekk soulagement ci xam nga ñun quoi maanaam ñi nga xamante ni ñuy ci Hip Hop Galsen lii lañ soxla xam nga concept bi maanaam slogan bi tekki fii c'est possible dafa graaw parce que motivation la mais vision la ngeen dem tamit yóbbu drapeau bi xam nga teg ko foofu gars yi xam na ni sa waay Hip Hop Galsen worldwide
am na solo quoi loolu Paris la woon après dafa amoon tamit Espagne. am na Espagne am na Italie. Italie tamit bon Italie moom Sénégalais yaa ngi foofu moom suñu gars yi moom. surtout donc bi ñu demee Italie bi ñu demee fële Espagne ñu ngi fa fekk suñu réel bro Paco koo xamante ni on était 3 ñun ñett la woon ñoo doon rap auparavant bi ñu nekk booy léegi moom après c'était en 2011 si la demee woon Espagne si la dem Maroc jaar noonu dem Espagne après ñun ñaar ñu nekkoon université après dekk di continuer affaire bi donc ñu koy shout out de passage moom tamit côté boobu il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette tournée quoi jàpp na ci bu baax a baax ci côté liggéey bi foofu noonu en même temps aussi ñu koy féliciter mu ngi war a takk soxna nii je peux dire demain dimanche bi la war a takk soxna ñu koy féliciter di ko ñaanal yàlla aussi yàlla na njaboot bi barke loolu moom moo ci ëpp solo aussi donc aussi di wax rek ni Espagne tamit bi ñu fa demee dem nañ fa dund nañ fa beneen expérience boo xamante ni tey Sénégalais yi ñëw nañ y avait aussi ay tubaab yoo xamante ni des espagnols yoo xam ñëw nañ déglu nañ néanmoins que dégguñu langue bi nga xamante ni moom la ñuy làkk waaye mélodie bi technicité bi daf leen satisfaire ba dañuy ñëw di wax ni ak show bi dañuy gis ni présence scénique bi gars yi ni ñuy rabee aussi honnêtement dégguñu lu ñuy wax waaye lii nii dafa nice quoi aussi dafa neex donc aussi loolu tam mu nekk benn expérience bu ñu fa dund te aussi loolu moo ñu yokkaat fit ni aussi dañuy demaat mais bientôt dinañ joxe li nga xamante ni mooy date bi quoi pour wax ni dañuy demaat foofu noonu quoi. am na solo Akhlou Brick partage mais bi bu la ñu bàyyi de man damay langaale ñu ànd yaa ma gën a xam nga am na solo quoi Akhlou Brick Paradise comme ni ngeen ko gisee ci image yi nekk tamit artiste groupe d' artistes boo xamante ni internet digital dafa jouer lu bëri ci seen carrière tey dañuy jékki-jékki ñu ni 1 million de vues kan ma ko def Akhlou Brick xam nga dañuy jékki-jékki rek ñu ni wuy vidéo bu garaaw bi fan la ko amee ci internet bi internet nan la maanaam digital bi nan la joué maanaam yéen nan organisé wu pour mun a maanaam yóbbu maanaam li nga xamante ni mooy seen musique ci internet bi mu mun a am doole daal. ok ouais instant bi àdduna dafa avancé tellement que internet dafa am place bu mag bu mu jël si view ku ci nekk tey jii képp koo xool rek mu ngi ak téléphone am mu ngi connecté wu donc bañ na ko ba moo bi sax connecté wu la tudd donc il faut se connecter donc te àdduna connexion la ku ci nekk da ngay connecté ak sa morom léegi boo seetloo tamit digital daf ñu yombal suñu liggéey auparavant da nga daan def sa benn tube ba pare donc da nga koy yóbbu à la télé des fois ça passe des fois ça passe pas donc nga yóbbu ko à la rajo des fois ça passe des fois ça passe pas donc tey jii digital moo nekk suñu ñun léegi ñoo nekk digital daf ñu permettre ñun ñu nekk suñu propre ki nga xamante ni ñooy yaay sa journaliste bopp yow yaay doxal sa promotion bopp donc mën nga promouvoir sa bopp sans pour autant nga dem fenn so nga defar sa Facebook defar sa Instagram defar sa Twitter defar sa lépp loo xamante ni si ngay jaay sa bopp so tey jii nit ñi di la suivre te mayoo leen xaalis joxoo leen benn lu ñu lay suivre donc y a des presque sur la page d'Akhlou Brick il y a presque 300 000 personnes de plus yu koy suivre sur Instagram aussi c'est presque 300 000 personnes donc pour man loolu rek c'est quelque chose si tu as 300 000 qui te suivent mën na la woon ni chaque jour mën nga def dara so tey jii dañuy publier ay vidéo comme tu le dis vidéo yi dañu bëgg affaire yi di gën a jóg te Akhlou Brick da ciy liggéey yeneen nouvelle génération yi da ciy liggéey parce que foofu la àdduna tool il y aura même pas un gars bu ñëw di la proposer benn sponsoring sans pour autant que nga jaay ko donc il faut que yow mu xam ni mën nga ko jaay mu tax mu ñëw donc après ñu def loolu di gagner ay vues sur YouTube te YouTube boobu li koy gagner mooy vidéo bu set vidéo bu rafet ak son boo xamante ni aussi day am qualité si biir donc ñu ngi ciy def suñu jéego lim ñu permettre tey nag mooy yombal nañu suñu liggéey digital moo ñu yombal suñu liggéey ba dematuñu fenn di wàllu yaan benn promotion wala maa ngi nii donc da ngay wane sa bopp ku mu neex rek mu ñëw gis la so alhamdulilah ci côté boobu quoi. 102.3 le nouveau son.